ci yile xibaar nga xam ne dinañ ci wax ci lu jëm ci wàllu élection locale yi ak i nag lu jëm ci wàllu rek tëggin gu yees ñeel wàllu politique ci biir réew mi ginnaaw bi nga xamee ne gis nañ ay coalition yu ci mel ni Yewwi Askan Wi daal di nag jebbi waaye tamit ay coalition yu ci mel ni Gëm Sa Bopp ñoom itam kenn demul ñu des ne wane nañ seen bopp bu baax ci biir yile élection ci guleetuk participation li yëpp ngeen ñu toppee ñu faram fàccee ko. ñu wax ci lu jëm ci wàllu passeport diplomatique yi ak député bi di Boubacar Biaye moom nag dina fanaan guddeem gu njëkk ci kaso bi ginnaaw bi nga xamee ne daal dinañu ko rek placé ci mandat de dépôt mu nekk nag mbir moo xamante ni rek da ciy daal di fekki foofee ak kii di collègue am bi di député Mamadou Sall dañ ciy ànd ak Alassane Balde. Boubacar Biaye daal nañ koy placé sous mandat de dépôt loolee nag gannaaw bi nga xamee ni daje nag juge bu ñaareelu cabinet d'instruction bu palais de justice bu Dakar moom nag fekk ca ndungu siin collègue am député di Mamadou Sall moom mi nga xamante ni yoon tegoon na ko loxo ci jamono yee ñu weesu ñaari député bokk ci mouvance présidentielle bi nag taqee lu jëm ci coow li nga xamante ne mi ngi tuppee ci trafic passeport diplomatique yi lëmbewoon jamono réew mi bokk na ci ñu gàll seen dodd nii ci ay tuuma booloo ngir def ñaawteef escroquerie blanchiment de capitaux faux de faux ci ay documents administratifs waaye te faux en écriture publique Boubacar Biaye bi nga xamante ni nag yëkkati nañu woon malaanu kiirlaayam ci jamono yële ñu weesu nag dana fanaan guddeem bu njëkk ca ndungu siin niki tey fileeg boobu nag mu fas yéene xaarandi foofule laata ñuy amal procès ba moom ak ay ñoñam ku ci mel ni El Hadj Diadji Condé ak kii di Sadio Dansokho. ñu ci biir faram-fàcce xibaar yi daan ci ànd ak Alaaji Mamadou Mansour Diop niki noonu Fatou Abdou Ndiaye ñu tàmbali ko ak Alaaji ak lu jëm ci wàllu Boubacar Biaye gis nañ ni jamono ji ñëpp ñi ngi doon yëy yàbbi ci ne dafa mel ni dañ ko beral tànk waaye mbir yi ñi ngi tàmbalee leer ci moom. non man joxtoon naa ni yaaxate bu ñu ubbee dossier ba comme ni ñuy waxee justice ak ni ñuy doxee ak ni xalaatu nit ak politique du doxee du benn donc lii am doon na lu ko firndeel seulement nag teewul nit ñi ni xaw na yeex kenn du ñaanal nit ki kaso mais itam wax nañu joxe ay leçons xam nga yàlla gënuñu ko ëpp yërmaane ci nit ñi te daf ñu digal ay sanctions di am na yenn jalgati yoo xam boo ko defee ci saw askan surtout loo moomul moo xam alalu askan wi moo xam lu toll ni république moo xam lu toll ni ab nation moo xam lu jëm ci wàllu dund société am na loo xam ni yoon mayu la pour nga def ko bu ci jalgati amee surtout wàllu diplomatie bu Sénégal nga xam ni ñaata nit ñoo doon tedd am teraanga ci passeport diplomatique bu ñu ko dévaloriser simmi ko ndax ay intérêt bopp loolu benn ñaare bi ci des wàllu njuuj njaaj bi ci am nit ko am ay jabar wala ay nit yu ñuy def ay faux mariage yooyu yëpp ay xeetu jëfin la yu rafetalul jikko te dafay décrédibiliser république mënut a ñàkk nag ñi ko doon def pour seen intérêt bopp sanction tegu ci seen kaw donc ñi nga xam ñëpp ay républicain lañ nekk ay citoyen mënuñu def lu dul rafetlu li nga xam moom la ñëpp bokk am ñu ko doon jariñoo ci anam gudul yoon pour seen njariñal bopp dina saxal suñu wàllu diplomatie donc c'est une bonne chose. lu baax la Fatab bu ñu sukkandikoo ci tey ji li nga xam te ne noonu la juge bu deuxième cabinet d'instruction doxalee nar a jëlaat li nga xam te ne moo di dossier bu Boubacar Biaye teg ko ci ni ko doon xaaree boobu ba léegi. waaw dafa yàgg dañu fi wax du benn du ñaar ne dossier bi c'est tellement long par rapport ak mi nga xamante ne ay présumé lañu mais bi mbir yi jógee bi ñu lever seen immunité parlementaire nga xamante ne weeru novembre ci njeexital bi la ñu ko lever ñu dem ba ci décembre ñëw ba janvier ba tey le 31 janvier ñu door a placer sous mandat de dépôt ki nga xam ne moom mooy Boubacar Biaye bi ko jiitu woon di El Hadji Mamadou Sall donc yàgg na processus bi le temps de la justice n'est pas le temps des hommes d'habitude loolu la ñuy wax mais lu mel ni bu fekkee dafay am ci dëkk di dal ñeneen te muy bar lool di gaaw dañuy xaar bu fekkee dafa dal ci ñoo xam ne dañu fare ci pouvoir mu bar gaaw su ko defee ñu xam ne yoon li ñuy wax yenn saay ne tëddeewul ñaaxaandaay ñenn ñi di ko weddi ñi koy weddi am dëgg na yoon daf fi nekk pour tout le monde et que y a pas une justice à deux vitesses léegi nag mbir yi dem na ci kanamu yoon placé sous mandat de dépôt présumé innocent ba tey li des nag moom mooy kañ la procès bi di am parce que gis nañu fi ay cas yoo xamante ne dañuy dem placé leen sous mandat de dépôt 1 an ñu lijjanti feebar boo xam ne moom moo leen dab mbir yi du leer ba tey ci bopp askan wi parce que askan wi fi mu toll nii ni ma ko waxee c'est bon d'insister sur le présumé parce que demaguñu enquête ba mu jeex a jeex defaguñu procès mais ngal la mbir yi nañu ko yóbbu ba mu leer bu ñu def nañu daan def jëm ci ne nit ki dafa amee diabète dafa amee hypertension wala feer boo xam ne mënu ko téye ci kaso bi ñu bàyyi ko mu ñibbi ci ay mbokkam di doxi soxlaam di ngéntee ka demi manifestation ak defi politique alors que am na loo xamante ne daf ko amel askan wi war ko leeral lu ci mel ne passeport diplomatique nga xam ne la souveraineté aujourd'hui du Sénégal daf ci posé wu deru Sénégal sur le plan international daf ci posé wu mbir yu leer ñu xam dëggantaan fan la féete ci yooyu passeport diplomatique toutes les personnes impliquées ñu mën a xam ñan lañu yoon def liggéeyam comme ni mu waxee
ñu wax ci leneen nag ñeel nag lu jëm ci wàllu njàng mi ak nag ay grève yu bëri yoo xam te ni nemmeeku nañ ko ci biir Sénégal ay ndongo di ko def bokk na ci ñi nekk ca sem bu Pikine ak Guédiawaye tey ji ab marche pacifique la ñu amal la ko sabab nag moo di sàkku seen i jàngalekat duggaat ci biir salle de classe yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam te ni moo yore seen kàddu. ñun lu ñu wóor ni ñoom état bi kii di ministre bi kii di président bi kii di ñu nekk fi lu ñu wóor ñu fii ak 10 ans ñu duñu toog seen place te ñu suñ naka lañu mën a toogee fa ak tête vide kenn mënu ko ngir yàlla nañu yërëm parce que ce n'est pas assez devant l'esprit bon de mais le principal est de l'appliquer bien comme ñoom ñu teg foofu dañoo yaakaar seen xel baax na ngir yàlla nañu yërëm da ngay gis loo xam nan ñoo xam da ngay taxaw wax ñoom français duñ sax comprendre nga wax te soo leen ko expliquer ci olof ñu comprendre ngir yàlla nañu wàññi programme bi ngir yàlla système bi dara baaxu si ba pare génn professeur yi ñun xeexuluñu professeur dama dañ kaa war a leeral xeexuluñu professeur yi professeur ñoom ñuy xeex mais chaque fin de mois ñoom dañu def seen salaire am nañ droit à l'éducation nous avons droit à l'éducation dañoo bëgg a retenir te bés bu ñu retenir classe lenn la benn décision mooy tax ñu retenir classe ñu jàng normal ñu retourner classe mais grève tey soo doo jàng duñ ko def. ci lycée Malick Sy bu Thiès itam foofu élèves yi daal dinañu wane seen bopp ni ki tey jii lépp rek ngir sàkku ci jàngalekat yi ñu dakkal seenu grève ni ki noonu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorités yi ñu daal di nag lali waxtaan yoo xam ne dinañ mën a jàng ca na mu waree dañ ci ànd ak Pierre Claver Pouy. di grève ba nga xamante ne topp nañ ko bu baax a baax fii ci Thiès grève boobu lee naqari lool ndongo yi. dañuy ñëw à chaque fois duñu jàng ñuy ñëw profit di ñu génnee débrayage 9h parfois sax ñuy def grève totale bu ñu ñëwee fii duñu jàng dara devoir yi dañ kaa annulé mën nañ sax ñàkk mën a def composition. grève bi kañ lay jeex loolu la ñëpp di laajte wante nag suñu sukkandikoo ci Siraxata Gueye nguurub Sénégal wegul jàngalekat yi. chaque fois bu ñu commencé xeex di grève di def ay grève fu ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa mais malheureusement ñoom dafa mel ni ñoo ko tey bëgg tourisme bëgg voilà ba xëcc ci kaaw yi mel ni si ngoom daaj nga am boo xam ne dañ xam fu ñu jëm mais ñun li ci am solo ba am solo mooy ñun xam nañ fi ñu jëm mooy grève bi ñu tàmbali dañ koo tàmbali parce que dañ koy laaj la nga xam ne moom la diggoon ak ñun moo xam ne mu xaatim ko bind ko ne c'est des accords réalisables loolu lañ koy laaj mu réaliser ko une bonne fois pour toutes. jàngalekat yooyu lee nag di ñaan bépp kuréel bi nga xamante ne teewoon na ca bés bu ñuy xaatim accord yooyu lee ngir mu ñaax nguurub Sénégal mu respecté yooyu lee accord waaye tamit daal mu jëmmal leen. jaajëf Pierre Claver Pouy mu mel ni nag ñaxtuk ndongo yooyu mel na ni loo xamante ni daal deegul jeex ndaxte jamono ji ñii di waa SAEMS CUSEMS daal dinañu tàmbali seen juróom-ñaareelu plan d'action boo xamante ni nag bokk na ci ab ñetti fan yoo xam ne débrayage la ñuy amal daal di ci toftal ab grève totale G7 nag daal dina itam sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité ci ay waxtaan loolu ñu ngi ko xamle ci dajeeg bu ñu doon amal ak taskatu xibaar yi dañ ciy ànd ak Tidiane Diallo. ci séance de monitoring bu ñu amaloon ak gouvernement bi jàngalekat yi bootoo ci G7 gis nañu ci ay manquement loolee nga xam ne moom lañ signé woon ak gouvernement bi fan la toll waaye nag gis nañ ne si waxtaan boobu commencé nañ ko waaye am nañ si luñ su naqari lañ si leen xaar aussi am na lu si des liñ si naqari nag mooy bi ñu waxtaanee ak ministre yi kenn ku nekk si poñ yi nga xam ne moo jëm si sa département liñ daan xaar si ñoom mooy ñu jox ñu benn bataaxal boo xam ne day tënk waxtaan yi nga xam ne am nañ ko ak ministre yëpp. syndicalistes yi ñu ngi interpellé njiitu réew mi ci seen doléance yi. loolu moo tax ñun ñi nga xam ne école rek la ñu bëgg école mooy suñu tedd nga xale yi rek la ñu bëgg parce que xale yi rek la ñu xam dañuy ñaan lii nga xam ne sumb nañ ko woon muy ay waxtaan pour saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñun ñëpp xamal nañ ne ñoo ko nangoo woon bind ko ne dañ koy saafara ñi ngi ñaan gouvernement bi mu def si. ñoom ñi la di xamle su fekkente gouvernement bi saafarawul seen doléance yi dàqu ñu perturber année scolaire bi. gouvernement bi nag ci baatuk ki nga xam ne moo di directeur bu communication bu ministère de l'éducation nationale moom daal dina rek addu mooy Mouhamadou Moustapha Diagne daal dina nag wax ni nguur gi pare nañu ay waxtaan waaye nag lu jëm ci wàllu yokku salaire yi ci 100 000 jëm 200 000 moom nekkagul loo xam te ni attan nañu ko moom Mouhamadou Moustapha Diagne ñu teewlu ko ci. En 2019 par décret numéro 2019-411 le président décrété fii 37 hectares tous les papiers yi ñu doon demandé.
ñuy jégalu ci élément boobu nga xamante ne nekkul bi ñu laaj waaye rek alaaji mu mel ni kon jamono ji lu jëm ci wàllu njàng bi mu ngay gën dina sax élèves yu dugg si gis nga bale yoon nañ leen sànnee lacrymogène tey ji boo ñëwee ci booru rond-point ñaari tali boori mi di kenn mënu fa nooy ndax ay lacrymogène yoo xam ne ñu ngi ko doon boom ci kaw élèves yooyu di sàkku ñu ubbi tey manifestation élèves yaa xam ni dafa national tey daanaka gox boo dem ba ci Sédhiou Touba foo dem ñu nga élèves yi dañoo génn te li ñuy demandé jàngalekat bi amul droit xañ leen ko gouvernement bi amul droit xañ leen ko muy ñun dañoo bëgg a jàng droit à l'éducation xale bu nekk am na sañ-sañu def ko gàcce la sax ci mag mu toog wala kilifa gu toog wala lu toll ni état ba ay doomam naan ko dañoo bëgg a sàkku xam-xam et lu jaadu la parce que at yi passé def nañu ay examen certes mais gis nga ni programme yi daanaka dañ ko patamee même bu fekkee diplôme bi am na niveau bi dafay des foog ñu soppi doxalu njàng ci Sénégal foog ñu soppi xar kanamu njàngin ci Sénégal jàngal xale yi xam-xam ba ñu leen a jàngal facilité ci anam goo xam ni dañuy jéem a négocier pour décrocher benn baccalauréat après même seen enseignement supérieur dafay am ay problème ak ay jafe-jafe loolu joxul valeur suñu jàng gouvernement bi am na ci part de responsabilité comme jàngalekat yi aussi am nañu ci part de responsabilité parce que tey képp ku ci jàngale jiwul ci école publique bi yaa ngi jàngale ji école privée bi te ci ñoom sax am na ci majorité ñu ëpp ñoo moom école privée yi c'est-à-dire kon kan la ñuy sacrifier tout tànk gi xam nga fi ñu ne nga jëmee